asalaamaaleykum mbokku auditeurs yi ni ñu ko baaxoo def ay bés bu ne bu waxtu jotee di leen dégtal seen émission bi leen seen rajo Sud FM jagleel di Kaaraange Yoon seen émission Kaaraange Yoon dafa ñëw tey fii ci étude du conseil exécutif de transport urbain bu Dakar ki nga xam ne moo ñu fi dalal di docteur Thierno Birahim Aw di directeur général bi xam naa ne bu leen ñëwee fii nag dina xam ne li waral ñëw bi muy li nga xam ne mooy lëmbee Sénégal lëmbee àdduna bi muy coronavirus Covid 19 ñëw balaa ñu ñëw ci loolu nag. di ñëw ki nga xam ne mooy kilifa gi docteur Thierno Birahim Aw di directeur général bu conseil exécutif de transport urbain bu Dakar mu wax ñu tamit lan mooy conseil exécutif de transport urbain bu Dakar ba pare ñu door ñëw parce que bu ko waxee di nga mën a comprendre fu ñu jëm. Congar maa ngi lay nuyu di kontaan di leen recevoir tey fii si CETUD. maa ngi ci profito tamit di nuyu seen ay auditeurs xam naa ne émission boo xam ne la. acteur transport yëpp ñu ngi koy xaar vendredi di leen mastawu ci li fi xew-xew ci àdduna bi di kontaan nag wax ci CETUD ndax kuréel la boo xam ne état du Sénégal moo ko fi teg depuis 1997 mu nekk kuréel bu njëkk ci Afrique ci li nga xam ne nii moom mooy saytu dem ak dikk ci région capitale bu Dakar xam nañ CETUD nag ci ay projet yoo xam ne nii résultat yu am solo moom mooy njeexital bi muy organisation transport urbain bi ci Dakar Dakar Dem Dikk mu ngi ci biir réseau AFTU bi ci la bokk liggéey bi ñu ngi koy continuer ñoom xam ngeen ne li des ci car rapide yeeg Ndiaga Ndiaye ñu ngi ci dernière phase du programme pour professionnaliser acteurs yi loolu benn pàcc la mais li ci ëpp solo mooy lépp loo xam ne dafay jëm ci waajal yoonu dem ak dikk waajal loo xam ne day yombal population Dakar mën naa wax sax population Sénégal ci li nga xam ne mooy biir gox yi ndax xam ngeen ne CETUD mu ngi ci presque région yëpp tey loolu nguur gi ñun la ko dénk pour ñu ko ci xelal pour ñuy ut financement yenn saay tamit ñu tëgg projet yi topp ko fi ma bëgg a jeexale ci question bu njëkk bi mooy gis ngeen ne CETUD ci fan yi ñu nekk ak ci at yi weesu lu gën a am solo la ci biir Dakar parce que toll nañ foo xam ne dëkk buy def 3,7 millions d'habitants war a doubler population en 2047 millions faaw ñu dooleel ñu moo tax ci kilifteefu ministère des transports ak maître El Hadj Omar Youm ak président de la République gis ngeen ne ñu ngi góorgóorlu di waajal xar kanamu transport Dakar ak projet yu am solo muy bus rapide transit bi di train express régional bi ñu si ànd di liggéey ak APIX ak yeneen yi nga xam ne nii mu ngi ci wàllu liy lëkkale ñaari jumtukaay yooyu di TER beeg BRT bi ñu war cee dugal Dakar Dem Dikk ak AFTU. directeur ni nga campé débat bi sax loolu daf ñu neex parce que dañu bàkk auditeurs yi ñu xam ne directement fi ñu jëm parce que président de la République dafa ñëw def discours wax ak askan wi mu am état d'urgence ba pare mu am couvre-feu. te bu ñu nee état d'urgence couvre-feu dafa mel ni dem beeg dikk bi la gën a impacté te foofu tamit nga wax léegi ne yéen ci boppam yéen kilif def Dakar Dem Dikk nekk ci AFTU ak nekk yi nga xam ne tamit mooy yeneen yi nga xam ne pour dem ak dikk bi la loolu ci côté boobu li ñu ne am na benn feebar boo xam ne am na. mu lëmbee àdduna bi yëpp mu nekk Sénégal wala mu nekk feneen ak feneen ñu koy xeex moo tax ñu indi li nga xam ne mooy état d'urgence bi ak. couvre-feu bi léegi nag mu am ay mesures yoo xam ne parce que ku ne état d'urgence ak couvre-feu wax transport def naa ne am na loo xam ne lëkkoon nga ci ministre bi def na ci waxtaan point de presse boo xam ne moom ak ministre de l'intérieur mu am point yoo xam ne génne nañ ko ci arrêté boo xam ne pour mu dem je pense que ne am na lu bëri loo xam ne dañ ko taxaw mu bëgg a dellu si nag parce que tamit loolu xam naa ne ministre bu ko taxawee yéen seen collaborateur ànd ak ngeen ceeg moom liggéey ci moo taxoon mu bëggoon ñu ñëw point par point pour xamal mbokk auditeurs yi lan ak lan la jublu mais balaa ñu ñëw ci point yi nga xam ne dafa am ministre de l'intérieur lu mu wax muy ci nga xam ne dañu tere interurbain bi solo bu laa bëgg wax lan la ci tere ci côté boobu. waaw balaa may ñëw ci interurbain bi nga wax. li tax nga njëkkee foofu. dafa nekk ne lu am solo la ci mesure. yi ministre de l'intérieur jël ak ministre des transports. xam nga mbas mi dugg ci àdduna bi. nekk feebar boo xam ne nii dafa bett àdduna bi yépp di law bu gaaw. kilifa réew boo dem tey jii li ko ñor dong
mooy ñu dog buumu wàllante bi buumu wàllante boobu nag bu ñu xoolee fu mu jugee ci transport lay jaar aussi ci avion la njëkk a jaare loolu lañ doon wax niveau 1 mesures yi fexe comme ñun jotaguñu woon ba du jugee ci avion dugg ci biir dëkk bi loolu bi ñu ko weesoo bi mu jugee ci avion ba dugg ci biir dëkk bi li njëkkoon ci mesures yi mooy ñu fexe ba mu bañ a wesaaroo maanaam bu ñu identifier patient bi mu njëkk a jot ñu fexe ba mu bañ a law bu mu nee bañ a génn këram mu bañ koo génn bu mu nee bañ a jugee dëkk ak dëkk ñu xeex loolu moo waral li njëkk boo xasee dugg ci dëkk bi ñu fexe ba mu bañ a law ci région Sénégal yi boo xoolee tey fi may wax ak yow nii daanaka juróom benn région Sénégal laal nañ ko pour tontu la rek juróom benn région bu ko xasee laal te Sénégal am fukk ak ñeenti région li des ci région yi mu duggagul dañuy fexe ba mu bañ faa dugg juróom-ñett yi si des dañuy fexe ba mu bañ faa dugg fi mu xas a dugg tamit ñu fexe ba bu ñu mënta wàññi law bi nag ñu fexe ba nga xam ne ñi mu jot a dal dinañ mën xam ñan la voilà dinañ leen mën a faj ñu mën leen a xam faj leen interurbain bi daf ci am solo parce que Sénégal déplacement yooyu mooy lëkkale dëkk ak dëkk noonu lañ ko tuddee ci sunu ay texte ci li nga xam ne nii moo tënk transport interurbain dafa am transport voyageur am transport marchandise li tax question boobu am solo ma dellu si leeral ko askan wi bi kilifa réew bi jógee ne dañu nekk état de guerre faaw ñu jug taxaw Sénégal yépp muy yaayu gox yi muy bàjjanu gox yi muy sëriñ yi muy enseignants yi professeurs yi personnel de santé ñun ñuy yëngu ci transport ne ñépp nañ jugandoo nekk benn nit pour xeex lii dafa ne dañuy def état d'urgence le 23 mars ci biir mesure yooyu le ministre de l'intérieur ak ministre des transports def déclaration commune le 24 daal di ne interurbain bi pour bañ mu law nañ ko taxawal bi nag dafa laal passager yi maanaam oto yi jël nit transport en commun mais tamit véhicule particulier loolu ñu bëri dañ koy fàtte wax donc ñëpp lañ ko tere parce que objectif bi ministère des transports am mooy feebar bi bañ a law donc transport en commun ak transport particulier moo ci yem lépp luy lëkkale gox ak gox dañ ko tere ku ci amul autorisation rek sa autorité administrative waroo génn ci directeur dama bëgg ñu taxaw foofu tuuti parce que Sénégal bu ñuy wax interurbain ñi nga xam ne alphabétisé nañ ñoo ko mën a xam ñoo xam ne du jóge Dakar dem Tëngéej mais région ak région lañ wax mën nañu wax région bu la neexee. du mënoo génn région de Dakar pour région de Thiès région de Thiès mën ko génn pour dugg benn région donc je pense que interurbain bi loolu la. dafay jël ñaar yëpp. région ak région la mais surtout définition interurbain mooy luy lëkkale ñaari gox maanaam tey jii boo buggee jugee Thiès dem Mbour doo ko mën normalement. parce que loolu ñaari gox la. waaye Dakar particularité bi Dakar maanaam li tax nga mën a jógee Guédiawaye dem Pikine kër yi jegente nañ jege boo xam ne te comme ni ma la ko waxee léegi dafa am benn kuréel bu ñu jël jox ko ne ko yow yaay saytu mbirum dem ak dëkk ci région bi moo tax ñu permettre nga mën a jógee Rufisque dem Pikine wala nga jógee Pikine ñëw Dakar waaye bu ñu nee déplacement interurbain région mi ngi ci biir waaye interurbain moo gën a tuuti région donc interurbain bi pour joxe ci firnde boo buggee jugee Thiès dem Mbour wala nga bëgg a jugee Thiaye dem Thiès tey jii mënut a nekk waaw d'accord ba tey yaa ngi doon expliquer pour que mu bañ a law pour que am interurbain beeg yooyu def naa ne loolu tamit leer na bu fekkee dama la dog ci diggante bi ndax yaa ngi doon continuer sa explication ndax mu ñëw ci beneen point yi waaw interurbain bi li tax ma bëggoon ci suuxaat tuuti mooy gis ngeen ne kilifay réew mi te ministre des transports ñu jox ko ndogal bi nga xam ne nii moom la war a jël pour ñu tënk feebar bi fi dugg dañu ne pour bañ koom-koom bi taxaw marchandise yi mën naa continuer di dem loolu tam baax na acteurs yi parce que dañ ci ñëw ci point yi nga xam ne moo jël arrêté mais dama bëggoon rek pour mu am ñu xam ne lii nga xam ne parce que loolu def naa ne décision boo xam ne ñaari ministre ñoo ko jël ne ministre interurbain bi dañ ko arrêté bu ñu ko arrêté nag arrêté wuñ ko pour transport en commun yi rek mais dañ ko tere ñëpp lañ ko tere comme ni ma ko waxee sànq transport en commun ak particulier moo ci yem képp koo xam ne arrêté bi ministre de l'intérieur génne te ne ñii bett dinañ leen ci tere bi ñu tere waroo def transport interurbain ci biir loolu yow
comme man mi bu ñu bëggee am déplacement tey jugee Dakar jëm Thiès dañuy dem seeti autorité administrative bi mu defal ñu autorisation. waaw dama gis léegi dem ba xaw ma bërki dem ba ñu am ci réseaux sociaux yi ñu wane ay oto yoo xam ne nekk ci autoroute à péage ñu bloqué leen je pense que loolu moo tax ma posé question pour xamal ne du transport en commun rek mais ñëpp ci la ñu bokk. donc je pense que leer na ci boppam. waaye léegi duñu ñëw ci point par point. dama bëgg point ñu gën a yaatal parce que tamit lii kaaraange yoon la kaaraange yoon tey du jëm ci tali bi mais ci santé la jógee parce que balaa ngaa naam ne fa. nee nañ embarquement des passagers ci bus yi mini bus yi ak autocar dañ ko am loo xam ne dañ ko am coppite respect de place yi parce que léegi gis nañ ne oto yi fi mu nekk bu dee tëddaal la ministre bu wax na ko je pense que dañu ci gën a leeral moitié bi lay jël boo jëlee taxi fi mu nekk ni ñaar ñett ñoo ci nekk ak chauffeur bi boo léegi scooter wala nga yoree moto benn moo ci nekk kenn amatul kenn koy toogal loolu laa bëgg ñu leeral ko pàcc par pàcc pour mbokku auditeurs yi dama bëgg bu fi jógee mbokku auditeurs bu fi jógee am toutes les informations nga xam ne soxla te xam naa ne bu mu ñëwee coow di ma jox information yi docteur. waa lu am solo la pour ñu ñaaxaat acteurs yi ci respect mesures yi nga xam ne nii mooy ndogal yi nga xam ne nii ministre de l'intérieur ak ministre des transports jël nañ ko. ci transport public bi nag la ëppee solo. ndax ni ngeen ko xamee. Dakar xat na. waaye bu ñu xoolee population bi li ci ëpp transport public lay jël. oto yi lu mu bëri fi mu toll nii. bu ñu xoolee ci. statistiques yi ñu yore. li ëpp ci population bi maanaam 80% déplacement motorisé li ñuy wax déplacement motorisé mooy ngay dugg. oto wala bus wala moto ndaama bu am moteur rek 80% déplacement yi par jour motorisé à Dakar transport public bi moo ko yor maanaam bus yee ko yor moo tax ci biir loolu ministre des transports ak intérieur bi ñu waxtaanee ak ministre de la santé fokk population Sénégal bi tamit comprendre ne ni nga ko waxee léegi balaa nga naan naam ne fa te sunu priorité tey mooy wér mooy population bi ñu jox leen seen kiiraange ba nga xam ne feebar du fi dugg ci biir loolu gis ngeen ne ministre de la santé ak ay experts am comme fépp ni ñu koy defee ci àdduna dañ ne dafa am distance boo xam ne da nga ko war a am ak ñi nga xam ne nii ñoom ngay saafonteel te loolu jëloon nañ ko sax avant état d'urgence bi. avant état d'urgence bi sax boo xoolee loolu laa doon expliquer sànq ci njëlbeen ne dañu jógee niveau 1 niveau 2 fi lañ toll nii mais niveau 1 bi. yàlla bu ñu dem niveau 3 dañu voilà niveau 2 niveau 2 bi déjà gis ngeen mesures yi ne xaw nañ ko dooleel. gën nañ ko dooleel. niveau 1 bi ci lañ jëloon déjà mesures yooyu ne comme ni nga toogee nii. xaw nga maa sore sax lu ëpp 1 mètre. ñu ne ci biir bus yi. nañ fexe bu ñu ko taxawalul tamit. ñu def ci li ci war ba nga xam ne feebar bi du ci jaaree. law Sénégal. ci lañ waxtaanee ak opérateurs yi. maa ngi fàttaliku date bi bu baax le 17 mars. bi passé la ñu woo ministère des transports acteurs yëpp gaar yi taxi aftu Dakar Dem Dikk képp kuy yëngatu ci dem ak dikk rek waxtaan ak ñoom pour waajal suñu bopp nag ci lañ déggoo woon ci ay kàddu opérateurs yi nangul ñu ko parce que fi mu toll nii Sénégal yëpp war a taxaw ku ci nekk rek na nga fàtte sax sa bopp sàmm wéru askan wi ci loolu la ñu jógee woon ne distance bi 1 mètre la ci bus yi te nag place yi dañ koy yemale ak li nga xam ne nii oto bi loolu lay am ci place yi am toogu acteurs yi comme Dakar Dem Dikk comme aftu ñu ci bëri bokk loolu laa mën a wax respecté woon nañ mesure boobu ci kanam bi kii bi amee état d'urgence bi le 23 mars ak président de la République si lañ ne foog ñu yokk kiiraay gi ñu dolli ci décider ne taxi mënta yeb lu ëpp 2 passagers mënta yeb lu ëpp 2 clients boo ci boolee chauffeur bi muy ñetti nit te di digal tamit chauffeur taxi bi comme moom mooy dawal te ci biir bés bi dina jël ay clients yu bari mu fexe ba yokk tamit li nga xam ne nii mooy cet gi am ay gel hydroalcoolique yor maskam fexe tamit bay raxasu di seetal oto bi tamit bokk na ci ndax day jaar ci oto yi comme niñ ko waxee ci bus yi rek chaque rotation dañu bëggoon tamit chauffeur yi di xoolaat oto bi ndax set na ñu koy raxas benn yoon ci bés bi gaar yi tamit ñuy yor manifeste interurbain dañ leen ko obligé woon avant ñu leen di taxawal dañ ne woon manifeste yi nañ koy remplir boo jëlee lu mel ni yeneen catégorie transport public yi nga xam ne nii du taxi du aftu du Dakar Dem Dikk wala sax transport privé dañ ne carte grise bi place yi ni mu tolloon
te ñu joxoon la ci autorisation genn wàll gi nga war a yeb ci ay nit su ko defee li tubaab di wax distance sociale li tax feebar bi du law nga nekk 1 mètre à 1 mètre ñi nga bokkal oto bi ñu fexe ba góorgóorlu si pour sàmm askanu Sénégal loolu mooy mesures yi après gis ngeen ne moto yi tamit dañ ne benn passager lay am ñëpp comprendre nañ sax ne bu ñu nee benn passager peut-être Dakar taxul ñuy wax waaye région yi ndax Jakarta yi fexe tamit ba remplissage u oto muy moto distance sécurité bi daal nekk fa loolu mooy mesures yi daanaka waaw parce que da nga jël ay mesures yoo xam ne dama aljuma bële paase dama génn ma invité Ndongo Fall Ndongo tamit nekk koo xam ne actualité yàlla njaboote ñu jël ay mesures yoo xam ne daf mel dañu anticiper ci li nga xam ne moom ngeen doon jël léegi mu jël li nga xam ne mooy ki yow noo gisee li nga xam ne taxaw par rapport ak li nga xam ne moom mesures yi nga xam ne jël nañ ko balaa ñu ñëw ci beneen point. waaw Ndongo Fall président AFTU mi ngi woon ci réunion boobu sax ñu doon wax le 17 mars. boo ko tuddee li ma ci bëgg njëkk fësal sax mooy di ko félicité waat ndax depuis ñaari at maa ngi liggéey ci professionnalisation acteurs yi maanaam lépp lu jëm ci contrat yi te wax fa dëgg yàlla bokk na si ñu njëkk a góorgóorlu te xam naa ne yeneen président yi am nañu si topp ni moom am nañu si topp waaye du yàgg tuuti AFTU ci boppam contrat yëpp ñu signé ko bu neex yàlla foog naa ne taxaw nañ ci temb Cap Trans te Mbaye Amar tamit dina ci def ak ñun liggéey bu am solo ci loolu lañ koy woo li ma bëggoon wax ci loolu mooy effectivement opérateurs yi du ñàkk lu am lu wàññeeku seen koom-koom waaye le 17 mars bi passé ni ma ko waxee woon bi ministre bi wootee teg ci ay fan président def état d'urgence daf ci boole ne dafa def benn fonds force Covid 19 woote ci nag pour jàppale secteur yi nga xam ne nii am na ay loraange yu ci am ndax feebar bi fi dugg te secteur des transports ci la bokk donc ci kaw loolu la ministre des transports teg li ñuy tuddee benn kuréel bu ñu tuddee comité d'évaluation et de suivi maanaam ñi ngi ànd ci liggéey bi directeur yëpp ak opérateurs yi commencé xayma li nga xam ne nii mooy ñàkk-ñàkk bi feebar bi war a indi ci opérateurs yi muy gaar yi muy Dakar Dem Dikk muy AFTU muy taxi aéroport yi surtout ñuy fay traite yi ay traite ñu ngi ciy liggéey nañu xam rek ne ci doxalin boobu li ñor réew mi tey jii te ñun ñëpp ñu ànd ci te déggoo ci si ay kaddu mooy nañu wér ba pare bu ñu wéree songaat liggéey bi ndax balaa nga naan naam nefar fi mu toll nii wax jooju tey la gën a am solo ci Sénégal li ci des nag muy koom-koom bi ñu war a xayma pour xool nu ñu leen di jàppale ñu ngi ciy liggéey te dinañ ci déggoo bu neexee yàlla docteur dafa wax léegi tamit li nga xam ne bu ñu jógee ci mesure de sécurité enfin mesure de kii yi nga xam ne d'hygiène yi nga xam ne jël nañ ko wax nga ko mu jël ay gants ak affaire yooyu ak gants ak masques yi ak tamit wàññi li nga xam ne moom lañ jël ci oto yi mu nekk 3 bu fekkente oto bu ndaw la ak chauffeur bi ñaar ak passager ak chauffeur bi bus yi tataay ak yooyu jël moitié mais dañ gis ne am na loo xam ne pour tarification bi gëstu yi nga xam ne def nañ ko am ñoo xam ne def ma mel ni looru wuñ ci parce que usagers yi ñoo ci gën a lalu ne fi mu nekk nii bu fekkee da ngay jël fi ñuy fay 250 500 la ñuy fayeeku léegi di fayeeku 1500 bu fekkee jóge Dakar donc loruñ ci ñenn ñi nga xam ne tataay yi gis nañu ne ba ngu jàkkal dugal léegi pour yokk place yi nit ñi toog est-ce que am na contrôle boo xam ne di ngeen ko def par rapport à ça bu ñu demandé distance bi nga xam ne de sécurité boo xam ne pour 1 mètre la léegi ñu dugal ay bangu jàkk est-ce que loolu am na contrôle wala bu fekkente ne dina yombal liggéey bi. waaw xam nga loolu noonu congaan dama ci sawar tontu ndax dañ ko anticiper woon. parce que mesures yi gouvernement bi njëkk a jël mooy day tëj université yi ak école yi. li tax ñu jël ndogal boobu mooy fexe ba xayma bi dugg ci oto yi méngoog oto yi ni mu toll te ñun ñëpp xam nañ ne Dakar daanaka oto yu doyul moo tax état du Sénégal ne dafay indi TER BRT li ñuy tuddee transport de masse amoon nga ci émission ci weer yële passé donc bu ñu jugee ci loolu ne dañuy wàññi soxla dem ak dikk bi li ci des Sénégalais yi ñoom ñoo war a ànd ak état bi fexe ba xeex bi ñuy xeex ñu bokk ko maanaam ku amul soxla nga toog ku amul soxla boo xam ne jàmpul
nga fexe ba sàmm sa wér sàmm wéru ñi si des. seen participation ci xeex bi. seen participation ci xeex bi comme niñ ko defee ci àdduna bi yépp loolu la. bi ci des mooy transport bi bu ñu jógee ci ne dañuy jël oto yi wàññiku place yi ci daan dem ñu wàññiku dañ ci bëgg tamit kalandoo ak wargaynde ak beneen jumtukaay boo xam ne amul autorisation. allo taxi yeeg yëpp jóge fi ndax warul te jël client boo xam ne nii autorisé wuñ ko. objectif bi mooy ñu yemale dem ak dikk bi boo leen xoolee sax démb ci conseil des ministres bi administration ci boppam horaire yi dañ ko adapté ne 9h la 15h. privé bi fi mu toll nii foo dugg ci privé bi ñu ngi góorgóorlu di jàpp ci xeex bi xool nu ñuy ajusté donc laaj boobu dafa am solo moo tax ay daan lañ ci teg. képp koo xam ne nii da nga yor gare flottante wala nga yor taxi clando wala nga yor war gaynde wala gaynde sax xaw ma nuñ koy waree waaye. ak loo ci mënta allo taxi ñi si des. dañ leen di fàttali rek li nga xam ne nii mooy loi wu 2003 loi d'orientation des transports terrestres. loi bi boo jëlee article 35 bi ay daan yu 10 moo ci am. daf ne 6 mois la ba 2 ans de prison maanaam juróom-benn weer ba ñaari atu prison la ak ay amende ci biir loolu nag le ministre des transports ak intérieur boo xoolee arrêté bi am na partie sanction arrêté bi ñu jël ne dañuy organiser waat dem ak dikk bi am na partie sanction boo xam ne ñu ngi ciy ñaax gouverneur yi ak police ak gendarmerie pour ñu renforcer contrôle routier bi parce que transport public dafa nekk loo xam ne nii boo amul autorisation yi muy licence ak agrément waroo ko def. waaw waaw ba tey ñu ñëw ci mesure d'hygiène état bi gouvernement bi par rapport ak ministère des transports jël na ay matuwaay pour xeex Covid 19 bi coronavirus bi am na loo xam jël ko ñu sol ay gants ñu masque protéger clients yi chauffeurs yeeg yooyu mais gants yi dama amoon loo xam ne la posé naa ko la semaine dernière est-ce que wóor na. parce que jël ko utiliser que toute la journée pratiquement est-ce que wóor na pour ki nga xam ne moo ko utiliser wala ki nga xam ne mooy dugg ci biir oto bi benn ñaar est-ce que am nga moyen de contrôle pour mën a xam ndax gare routière yi à l'entrée à la sortie mi nga am benn contrôle désinfectant yooyu nga xam ne dañu ko def ci côté bi ndax liggéey am na ci côté boobu. waaw xam nga ni ma ko waxee sànq la rek xeex bi dama bëgg sénégalais bu nekk xam ne. ci moom la tàmbale. daanaka président daf ñuy dimbali rek. bu déclarer état d'urgence mais ku ci nekk. yow yaay sàmm askanu Sénégal. gants yi lu am solo la. gel yi ñuy def nii gel alcoolique yi lu am solo la. waaye gis ngeen ministre de la santé. tàyyiwul ci bis bu nekk. di fàttali li nga xam ne nii mooy cet gi war. pour bañ feebar bi dugg ci SMS sax boole ci nit yi. donc li ci ëpp solo mooy. gants yi buñ koy sol. nañ fexe tam ba sol ko ni ñu koy solee buñ koy dindi nañ fexe ba dindi ko ni ñu ko war a dindi. fexe tamit. ba di koy changer régulièrement pour bañ microbe yi du si dugg loolu ak masques yi ñoo yem. opérateurs yi nag ñoom ñoo ci mën a jàppale seen ay employés. ñoom ñoo ci mën a jàppale chauffeurs yi ñoo ci mën a jàppale ñi leen di raxasal seen ay oto ndax yenn saay seen loxo du jot seen ginnaaw ñoom ñoo leen ci war a jàppale vraiment ñu fexe ba téye feebar bi. wax nga fi lu am solo tamit ci gare yi. gare interurbaine yi comme nee naa le transport interurbain amul war nga comprendre ne gare interurbaine tëj nañ ko. gare urbaine yi la ñu bàyyi ñuy exploiter ci xayma oto yi ni ñu ko tollale te gare urbaine yi dañ ne lépp loo xam ne activité la bu bokkul ci transport bi dañ koy tëj. maanaam jaay beeg commerce beeg yenn saay table yi tege foofu di def cirage ak gargote yeeg restauration yeeg lépp tëj nañ ko. maa ngi ci profito d'ailleurs ci pàcc boobu di sargal vraiment di gërëm acteurs yi ndax jàppale nañ ñu ci liggéey bi gaar yi gis nañ ñu ne ci saa si ñoom Petersen ak ñoom Lat Dior Beaux Maraîchers yooyu yëpp topp nañ ndigal yi nga xam ne nii ministre des transports jël na ko ci biir gare urbaine yi pour ñëw ci sa tontu bi. li ñu leen wax fi mu toll nii mooy ñi yore gare yi gestionnaire de gare yi. maa ngi yónni sama service yi ñu leen di defal tournée pour joxe quelques gel ak ay produits d'hygiène. dañ leen wax ne oto buy génn ndax oto yi bëreetul lool. liggéey boobu war naa mën a yomb. oto buy génn ñu jël plaque d'immatriculation bi xam tamit fu muy jugee ak fu muy jëm. ak nit ci nu ñu toll ci xayma. fexe tamit ba li ñu wax sànq li ñu waxtaanee sànq distance bi voyageurs yi war a bàyyi. entre ñoom. ñu bàyyi ko ci biir oto bi pour bañ a wàllante feebar. bu dee dafa waaw man li ñu gën a insister mooy
contrôle xam nga temps yëpp ñu ngi wax ne takk der yi ñu ngi xeex ak population yi ci bu fekkente ne couvre-feu bi la parce que lépp loo gis am na ñu koy teggi. te li ngeen jël ay mesures yoo xam ne c'est pour la bonne cause ah. dañu ko jël parce que bëgg a aar nit ñi mais nit ñi duñ protéger seen bopp. mais nag il faut nga topp seen ginnaaw yéen ci boppam ban moyen ngeen am parce que tamit état bu fekkee dafay ñëw ci kii en appoint yenn yoo xam dafay jël xaalis pour dàmp leen def naa ne am na mesure yoo xam ne tey fi mu ne ku ko def war ñu mën daan tey bu demee gare routière nga liggéey ba ngoon war nga désinfecter oto bi wala ngay commencer war nga désinfecter oto bi contrôler ki nga xam dëgg ndax moo am ngeen moyen de contrôle ndax am na benn comité de veille lan mooy liggéeyam. waaw xam nga ku mel ni CETUD loolu laa la doon wax léegi nii sama équipe yi ñu ngi ci terrain bi. avant ngay ñëw sama benn ingénieur bu nekk fii tudd Bamba Diop. mi ngi def tuuru gaar yi. tey ci suba la ñu laajaat ay gel loo xam ne ak lu mu tuuti rek ñu jàpp ci liggéey bi donc si sunu wàll tàmbali ko ci président jaaree ko ci ministre des transports de la santé na ngeen xam ne kilifa réew mi vraiment ñëpp ñu ngi taxaw. média beeg ñu yor dem ak dikk bi ñëpp ngi taxaw daal ku ci nekk di def sa kéemtalaay kàttan pour mbas mi fi dugg dellu ginnaaw donc ñi ngi xool. ñu ngi contrôler bu ñu gisee tamit lu normalul benn yoon du ñu hésiter ne leen lii ngeen di def du yoon teguwaat leen ci yoon donc ci loolu lañ nekk am ci nag liggéey bu rafet ak ñoom wax retour yi nga am daal vraiment daal na xel retour yi ma am ba tey jii daal ndax ñu ngi waxtaan ak ñoom bu ma paree ci émission bi dina am responsable gare yu ma woo pour xool fu ñu toll ci liggéey bi aftu jokkook naa ñoom ci suba ak Dakar Dem Dikk donc chaque jour dañuy am rapport boo xam ne dinañu wax ñoom fi ñu toll ak seen koom-koom fu mu toll ndax waxtaan bi tamit am na ci solo ci moment yi ñu toll dëkk bi am solidarité boo xam ne war nañu ñun ñëpp am ci fierté parce que fii ñu toll nii ci jaaxle ci àdduna bi tamit ànd kook ñun ci la ñuy xam ne Sénégal nation la gis nañ ne am na benn fibre patriotique boo xam ne ni génnaat na benn cohésion nationale amul opposition amul parti au pouvoir ñun ñëpp ñoo taxaw kilifa diine yi opérateur transport yi direction yi centrale ñëpp daal ñu ngi xëccandoo ci benn waar donc vraiment loolu moo ci ëpp solo tamit ñu xam ne bu ñu jógee ci genre événement yi dañ ci fexe ba jàng bi mooy lépp lu ñuy def ndax mbas mi ñu def suñu kéemtalaay kàttan bu ëllëgee fexe ba wéyalu ko maanaam surcharge pour transport interurbain normalul bus yi cet gi dañ ko war a topp chaque jour gare flottante dafa warta am clando ak Wargaynde ak Allo Dakar ak Thiès si yooyu yëpp warta daw donc dañuy fexe ba ànd ceeg population bi wéyal yooyu ndax loolu mooy vision bi nga xam ne nii mooy vision émergence bu Sénégal tëgg pour 2035 pàcc bu ci nekk rek daf ci war a bay waaram transport warta féete ginnaaw. Autoroute de l'avenir mooy ànd ak yéen ci seen émission kaaraange yoon. bu ñu ñëwee dellu soité ci mbas mi di soriwuñu waaye bu ñu dellu soité ci mbas mi gare de gros porteurs exploitants yi opérateurs transport yi plateforme yi seen chargement nan lañ ko mën a organiser ak regroupement parce que tamit dañuy wax regroupement dañ ko tere te foofu day faral di am regroupement nan ngay mën a organiser wu pour am contrôle boobu parce que tamit loolu mën na nekk loo xam ne pour xeex ak mbas bi la. waaw comme sànq ni ñu ko waxee woon comme li nga xam ne mooy transport de marchandise pour bañ koom-koomu réew mi taxaw metti na waaye fokk ñu continuer di transporter luy lépp loo xam ne dund la wala lu jëm ci li nga xam ne nit ci loolu la ñuy soxla prioritairement dañuy fexe ba def ko respecter tamit norme santé yi ñu digle moo tax ministère des transports décidé ne ci biir transport de marchandises yooyu oto yi ñaari nit la mën a yépp waru ko ëpp ndax dañuy daan gis ki koy dawal ak keneen voilà dañu daan gis ñett ba ñeenti nit ki koy dawal ak ki koy assister ñooy nekk ci biir oto boobu ñu fexe tamit ba nga xam ne fépp foo xam ne dajaloo dafa daan am wala saafonte fa ñuy chargé ñu wàññi ko yemuñu foofu dañu ne tamit opérateurs yi nañu jagleel seen employés yi ay matuwaayu hygiène masque gel
fexe tamit ba lépp loo xam ne jënd ak njaay la. luy éviter ko foofu. luy indi jox ak jël xaalis. ñu jox leen loo xam ne nii ay matuwaay yoo xam ne dañu mën yokk seen kaaraange. waaw ba tey ci xam nga dañu wax léegi ne intérieur dañ ko tere. te fi mu nekk nii ravitaillement bi ndax ñoom permettre les gros porteurs ñu dem région ak région wala dañ ko barrer complètement parce que tamit li ma ci xam mooy nan la région yi di mën dem pour ñu am lu ñu dunde. waaw comme di ma ko waxee sànq marchandise bi bokkul ci arrêté. nay leer waaw donc loolu baax na léegi pesage. dañuy faral di dem foofu nan lañ organiser par rapport ak ci pesage bi nan arrêté bi parce que tamit dañ dem foofu. pesage bi day am problème. ñu ngi koy peser tout ça là donc raison de mesure de sécurité yi nga xam ne moom lañ jël ci arrêté bi. waaw bi ci ëpp solo moom laa doon wax sànq dañu entreprise privée yi. ànd nañ ak état ci xeex bi. donc dañuy jël seen ay employés jox leen ay horaires de travail former leen tamit ci li nga xam ne nii mooy mesure d'hygiène yi lépp luy yokk seen kaaraange jox leen tamit matuwaay yi nga xam ne nii moom la ñu war a liggéeyee donc ministre des transports loolu la yokk ci arrêté bi vraiment pour ñoom it ñu góorgóorlu jàppale état ci poste de pesage yi ci loolu donc principalement. mesure yooyu la parce que marchandise bi gis ngeen ne bokkul fitna ak li nga xam ne ni moom la ñuy xaar ci transport de voyageurs yi donc li ñuy fexe rek mooy ñaax leen ci mesure d'hygiène yi ak seen ay employés fexe tamit ba lépp loo xam ne day indi dajaloo ñu jëm ko bàyyi. bu ma tëkkee balaa muy ñëw parce que tamit def naa ne ku ñëw toog ak directeur bu général bu CETUD te gis li nga xam ne mooy programme bi nga amoon avant xew-xew bii di am. mu nekk BRT bi doo ñu génn fi tam ba doo ci wax mais nag def naa ne bu ma tënkee li nga xam ne nañ ci waxtaan lépp mu jëm ci mesure d'hygiène yi nga xam ne mooy képp koo xam ne mu nekk usager war nga am gant war nga am masque war nga am gel ba pare di jëm set yem def naa ne loolu la et puis xamal ne aussi tamit ne interurbain ñëpp lañ ko tere muy particulier comme muy nekk transport de marchandise nag permettre leen ñu dem liggéey interurbain bi ñoom bokk je pense que ne bu fekkente ne demu jum tam nga rectifier ma ci côté boobu. waaw kon nag léegi def naa ne mën nañ ñëw dugg balaa ñuy terminer après ñu jëli soit léegi ci mbas bi mais ci BRT bi Sénégal yëpp dañu yaakaar ne ak man bokk dañu yaakaar ne ba xew-xew yi amee mois de décembre janvier li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne defoon na parce que dañu amoon programme de 30 mois pour defal ñu BRT bi te gis naa BRT bu nekk une fierté boo xam ne bu paree parce que gis naa ci seen kii ne même en Afrique du Sud am nañ ko te ñu ngi koy utiliser mais seen bos mu gën a yaatu parce que ñoom benn la sens la te Sénégal mu nekk ñaar fan ngeen toll ci loolu da ngeen ko mettre en stand-by wala liggéey baa ngi continuer. waaw BRT bi dinaa ci sawar tontu congaan ndax liggéey bu am solo la ci état du Sénégal tàmbali. ñu ànd ko ak AGEROUTE entreprise bi tànn nañ ko muy CRBC. chef de l'État daal di def lancement travaux yi. le 28 octobre 2019. bu ñu defee lancement travaux nag yéen ñëpp xam ngeen ne. liggéey moo ci des dafay am liggéey moo ci des waaye liggéey boobu balaa nga koy tàmbali. da ngay def li ñuy tuddee étude d'exécution. ñu def ko ci 3 mois. tax ba léegi travaux yi tàmbali nañ ko Géejawaay yéen ñëpp yëg ngeen ko. tàmbali nañ ko lu weesu lu mat léegi presque weer. ànd ci ak préfet yi maire yi. ànd ci ak population bi. ndax gis ngeen ne. Sénégalais yi yàkkamti nañ projet boobu ñëw donc tàmbali nañ travaux yi ak engins yi Géejawaay dañuy fexe nag tamit ba boo leen gisee coow amu ci lool dañuy fexe ba yoonu dem ak dikk yi nga xam ne nii mooy permettre ñu def suñuy travaux déviation yi ñu tijji ko buñ ci waxtaaneek population yeeg seen ay kilifa ba pare te Géejawaay xam nga ne bokkagul ci li gën a xat Dakar foofu lañ tàmbalee waaye pour le moment forcément dina am impact tuuti waaye ñi ngi adapté wu ñi ngi anticiper ci mbas mi li mu fi indi réunion yi dañ ko wàññi waaye àdduna toll na foo xam ne tamit soo bëggee réunion di nga réunion visioconférence dañuy def visioconférence téléphone maanaam daal lépp loo xam ne jumtukaay la wala matuwaay ba nga xam ne nii du impacté délai yi ñu ngi ciy liggéey te am nañ ci yaakaar. donc foofu lañ xam nga BRT ku ko gis mu ngi mel ni ku bëgg a def omelette di nga toj nen te dafa nekk loo xam ne liggéey boo xam ne pour askan bi yëpp ñoo ko mën jariñoo surtout waa Dakar mu am ñoo xam ne dañ ci loru te ñoo xam ne loru laa ko mën tuddee parce que boo tàmmee fenn ñu jël fi yóbbu la même bu fekkente ne sa poste loruwul sax mais am na loru
nan la liggéey boobu demee te dem naa ba nga xam ne weer yi la ñu génn wala ci weer wi ñu génn am na loo xam ne xëy na incompréhension la entre ñi nga xam mooy tablier yi ak ñi nga xam ne nekk ci rond-point Liberté 6. classe bi dañ jël déguerpir ñoom dindi leen mais am na ñëpp la ñu dindi tam parce que information bu jàllul dañ yaakaar ne ñëpp dañ bokk ci projet bi fekk bokk ci projet mu bëggoon bu leer tamit bokk te ñu xam loolu. waaw dafa am ñaar yu am projet bi foog naa ñëpp rafetlu nañ libération d'emprise bi. ni ko gouverneur àndee di def ak CETUD. ñu bokk liggéey bi ak préfet Guédiawaye ak bu Dakar. benn exemple rek laa lay jox jëlal population Grand Médine. boo amee jot baax na nga def ci émission parce que loolu mooy taxawaayu état tam baax na yu mel noonu ñu koy fësal. lan ngeen ci def. lu ndaw laa ciy wax ndax boobu. balaa ñuy gëstu après. waaw boobu dina laaj émission. ndax da ngeen fësal état ci projet yu mel nii nan lay def ba dundinu askan wi. du soppeeku. soppeeku ci li gën. wax ma du soppeeku day soppeeku mais ci li gën. parce que Grand Médine ñëpp xam nañ ne projet restructuration moo fa waroon am. bi ñu soxlaa projet bi ak BRT bi ñu ànd ci waxtaan ak population bi ñu nangul ñu ko vraiment ñu ànd ci liggéey lu yàgg ñu nangul ñu ci foncier état dañ leen indemniser président de la république teg ci ne daf leen di defal accompagnement social maanaam nekkul woon loo xam ne nii obligation la ci projet bi mais comme gis nañ dëkkin bi ñu dëkkee ñu ànd ak suñuy autorité fexe ba utal leen ay terrain Malika ñooñu tey jii boo demee seen dundin mën nañ ci am yaakaar ak seen ay njaboot ndax loolu mooy rôle projet de développement. parce que maa ngi ñëw si sa laaj loolu mooy rôle projet de développement. boo xoolee tamit li nga doon wax ci projet yu mel nii mënu def omelette te doo toj nan donc Liberté 6 ñaar moo fa am dafa am ñoo xam ne projet bi daf leen impacté CETUD ku mu impacté rek fay na la ci corridor bi yëpp 18,3 kilomètres la Guédiawaye ba Petersen ñun ku ñu impacté dinañ la fay ñi ñu fayagul lu néew la coow amagu si ñu ngi continuer di waxtaan ak ñoom di diisoo ba bés ba ñuy jiboo su ko defee ñoom ñu def li ñuy tuddee conciliation. ñu am recours wala dafa am ñu am def recours. ci conciliation lañ toll. ci wax boobu. ñi ci des nag ñi nga xam ne nii amaguñu ak ñoom déggoo ci ay kàddu lu néew la ci corridor bi ñu ngi ciy continuer di waxtaan comme ni ma ko waxee te am nañ ci yaakaar benn coow amu ci maintenant Liberté 6. loolu mooy sa laaj. Liberté 6 dafa am ñaari mbir yu fa am. ñi nga xam ne dañ leen a impacté. fay nañ leen comme ni ñu fayee population yi des ci corridor bi. dafa am tamit liggéey boo xam ne ñu ngi ko ànd ak. le ministre Fofana mooy désencombrement bi. yaa ngeen koy dégg bés bu nekk. te Dakar dafa toll foofu ndax booy tabax réew nag. ne da ngay accueillir ay événements à l'international yaa ngeen koy dégg yéen ñëpp. sommet mondial de l'eau Jeux olympiques de la jeunesse. dafa am dëkk bi nu mu war a taaroo. te loolu sénégalais yépp ko war a nangu. ci biir loolu activité désencombrement yooyu la am place yoo xam ne dañ ko profité wala ci boobu. du profito le état moo ànd dafa am liggéey yoo xam ne nii buñ koy liggéey dañ koy ànd liggéey ko BRT bi ñi nga xam ne dañ leen impacté woon fay nañ leen dafa am ñoo xam ne nag waruñu woon nekk fañ nekk. ñu comme ni ñu désencombré feneen rek ñu désencombré ko te ñu ngi ciy profito vraiment. di wax sénégalais yi tamit ñu góorgóorlu jàppale état bi ci initiative bu mu jël initiative zéro déchet loolu mooy sama. waaw damay delluwaat parce que foofu. dafa am loo xam ne dafa xaw a réer nit ñi parce que ñu bëri yaakaar ne dañ désencombré ñii dañ leen fay ba pare ñii fay ñu la ba pare ñu bëgg a dindi fekk ñaar ñoo xam ne ñoo boole la moo tax mu bëggoon mu leer CETUD am na ñoo xam ne fay na parce que yooyu dafa jaar ci tracé bi ñeneen ñi mooy comme wax léegi. ñooñu désencombrement voilà désencombrement donc lañ fi dindi mu leer mais wax nga léegi Grand Médine. dama gis ne parce que il faut que mbokk yi xam ne nan la demee parce que ne da nga leen fa jëlee yóbbu leen foo xam ne moo gën te këru dëkkuwaay rek am nga ay doom am na fu ñuy jànge am nga tamit dëkkandoon est-ce que calculer ñoo ñëw ba case xale yi nga xam ne dañu mën jàng foofu ndax loolu laay wax dëgg dund bu gën. xam nga projet banque mondiale boo ko jëlee bëgguma dugg ci partie technique bi lool mais foog naa OP 412 ñëpp dégg nañ ko.
OP4 12 bi dafa am ay charte yoo xam ne état du Sénégal da koy teg ak Banque mondiale pour lépp loo xam ne nii dafay indi koom-koom ànd ak projet bi bañ a lor. ci loolu la ñuy liggéey ci ay anam yu leer. moo tax tey jii mën naa la wax ne population boobu amul kenn koo xam ne nii beddi nañ ko. dañ leen a gunge ci même scolarisation xale yi. transfert yi loolu yëpp CETUD def ci jàpp def ci liggéey bu am solo. yéen xam ngeen ne projet yu mel nii dafay am benn volet bu ñuy tuddee accompagnement social. mairie bi nga xam ne nii sax dafa accueillir population boobu dañ koy jàppale. ci ay équipement ci li nga xale yi fi ñu war a foowee fi ñu war a jàngee loolu yëpp dañ ciy liggéey. ànd ak ñoom nekkul rek ne. dañuy ñëw daal di def suñu tabax dem suñu yoon. dañuy fexe ba tabax ànd ci ak sénégalais yi loolu mooy suñu liggéey. donc information bi mooy liggéey baa ngi bien que malgré feebar bi nga xam duggan informatique réunion yi rek lañ mën a lañ teg réunion yi sax am na anam yoo xam ne mën nañu ko defee noonu parce que ñun ba ñu duggalee xaar nañ lu yàgg yaa ngi nekk en réunion ak sa équipe. donc soo ko di yaa ngi doon liggéey loolu rek pour témoigner ci côté boobu. pour dellu si waat nag aussi ci mbas mi. parce que émission bi ngi bëgg a jeex li ñu des. am na loo xam ne xëy na mi ngi sa bopp te laajuma la ko te information boo xam ne askan war nañ ko mën xam lan la. benn rek lay nekk. nii lan ci période bi ñu toll mooy ñaaxaat sénégalais yi ci nekk benn tey ji mooy fexe ba kilifa réew mi jëlal boppam xeexu mbas bi ñu ànd ci ak moom parce que ndogal bu mu ci jël dafa am ay kuréel yoo xam ne nii day fekk ñu saytu ko xalaat ci ba pare muy comité national de gestion des épidémies dafay fekk tamit sectoriel bu nekk maanaam ministère bu nekk xool ci wàllam li nga xam ne nii day wàññi loraange gi day dog buumu wàllante bi mu ne lii kat mooy xalaat yi nga xam ne nii moom la techniciens yi indi donc dama bëgg rek sargal personnel santé Sénégal bi yépp bu ñu leen di fàtte ndax ñi ngi def liggéey bu am solo fi mu toll nii sargal képp koo xam ne nii yaa ngi jukk jël sa kàddu sa doole jël sa xam-xam def ko ci xeex bi nga xam ne nii ñoo ko bokk pour mu génn Sénégal pour mu génn ci àdduna bi parce que bu génnee Sénégal tamit te génnul fi ñu jege waa doomu réew maa ngi ci duñ ci mucc donc loolu daal laa doon jeexale vraiment man li ci ëpp solo pour man mooy gis ci fan yi ne Sénégal benn lañu te bu ñu amee objectif ku ci nekk da ciy góorgóorlu lu mu mën pour luñ ci bëgg a jot ñu jot ko ci. balaa ñuy tàggoo comité de veille bi am na loo xam ne wax nañ comité de veille bi lan mooy taxawaayam ndax moom mooy def contrôle pour jéem a xool xayma côté yi nga xam ne amul problème am na problème ku ci mel ni ci njëgu tarif yi wala mu nekk ci clando yi comme wax léegi war gayndeeg yooyu wala gare flottante ak yooyu liggéey bi ni mu demee ndax mooy rôlam wala dafa am benn liggéey boo xam ne. loolu yëpp ci rôlam la bokk. comité de veille et de suivi bi. ci kilifteefu ministre des transports dañuy xool liggéey bi fu mu toll chaque bés ndax transport yi mi ngi dox ni mu war a doxee ndax nit yi ñi ngi respecté mesures yi ñu leen di jox koom-koom gi ñaata ci wàññeeku sanction yi tamit dañ koy topp maanaam tarification yi dégg ngeen ministre bi lu mu ci wax maa ngi la dégg sànq nga naan am na ñu yokk waaye nañ xam ne loolu ñu yokk bu ci police wala gendarmerie tegee seen bët seen ndodd lay dalaat. parce que. comité de veille bi ci loolu tam ci liggéeyam. dañ ciy liggéey ak gouverneur yeeg préfet yeeg police gendarmerie. parce que ministre bi lu leer la wax. fi mu toll nii dafay dellu rek ci li ma doon wax sànq. réew mi yëpp a war a nekk benn. kenn warul a jël situation bii de da ciy profité. dañu fexe ba am solidarité boo xam ne nii. contrôle routier bi dañ koy yokk te tarif maanaam. payooru transport ku ci yokk dërëm daan yi ñu la war a teg dañ la koy teg parce que loolu la ñu décidé. dañuy faral di wax ne xeex dompat sax sot la amul soxla Dakar toog sa biir kër ci xeex la ci bokkal xeex la ci feebar. ku toog sa kër amoo soxla Dakar wala amoo fenn toog sa biir kër sax yaa ngi xeex. def naa ne ki nga xam ne ngi liggéey sax yenn bokk def naa ne toog sa xam tamit parce que transport comme ni ñuy faral di wax virus bi. demul nit ñee koy fekki. dëgg la donc balaa toogee vraiment mu sont. ñi ngi lay jaajëfal vraiment je sais que ce temps dafa charge. que lii tamit ci liggéey bi la bokk askan bi mën a xam li tax ñu ñëw c'est parce que askan bi mën a xam mën a moytu te bu ñu sañoon tey fi mu nekk nii waxuma dans un mois mais dans 15 jours fi mu nekk ku nekk delluwaat sa occupation ba pare nga xam ne vraiment suivi rek mooy am jërëjëf looy tàggoo. maa leen di sant di leen gërëm Thiongaan di
nuyu opérateur transport yi ñuy doon déglu yépp di nuyu askanu Sénégal ak bu waa bitim réew di ñaan tamit xeex bi yàlla nu mu ko gën a gaaw a dakkalee mu dakk ba ñu dellu ci soxlay àdduna mais soxla yu am njëriñ loolu rek laa ci jeexale te nañ ci jàng waaw di leen sant di leen gërëm xam naa du yàgg trop ñu gisee bu neexee incha allah jërëjëf mooy ki ñu daan dalal muy docteur Thierno Birahim Aw directeur général bu conseil exécutif des transports urbains bu Dakar di CETUD kii technique bi ak réalisation bi Alioune Badara Socé moo fa nekkoon présentation Mamadou Thiongane di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen te di leen jox ndaje beneen yoon. Autoroute de l'avenir moo leen doon may seen émission kaaraange yoon.